salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum kenn ku ci ne turam ak santam salaamaaleykum yi ñu si daan xam mooy seen télévision TSA 221 TV alors ñu dellu si waat suñu émission bi nga xam te ne moom mooy teew mi teew ñu ngi ci quartier Ndiobène quartier bi nga xam te ni ñu bëree xame nañu maanaam te ne environnement bi ñu bëree daan nañ fii ñëw waaye itam mu doon quartier mythique bi nga xamante ni Kolda ñëpp ko ràññee. alors teew mi teew mu ñëw tey seet si ki nga xam te ne moom mooy monsieur Fall ñu gën ko xamee ci tur Ibrahima Fall mu nekk ki nga xamante ni dafay liggéey ci li nga xam te ne mooy filière lait bi maanaam meew bi nga xamante ni moo bàyyi ko fii ci sous région bi ci gox-goxaan yi alors tey ñu seet si ko bëgg a waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu liggéey bi muy def alors ñu xam filière lait diwaanu Kolda am na doole lool. mu wax ñu naka lay liggéey li nga xam te mooy filière lait boobu noonu mu wax ñu tamit fan lay jëlee meew moomu muy liggéey waaye itam ci gannaaw li nga xam te ne moom moo jëm ci meew boobu noonu da ciy defar li nga xam te ne moom moo tudd formage bi nga xamante ni dañ ko daan jëlee ci pays étranger yi waaye tey Kolda daanaka daal am na unité bi nga xam te ne mooy defar fromage original. mbokk yi jërë ngeen jëf li ñu doon waxoon sànq ci annonce bi tey ñu ñoo seet si ki nga xam te ne mooy monsieur Fall Ibrahima mi nga xamante ni tey bu ñuy wax valeur lait maanaam meew fii ci Kolda daanaka daal jox na ko ak xam ba mat sëkk. alors tey ñu ñëw xool li nga xam te ne moom mooy unité bi moom tamit moom lay liggéeyee ci wàllu lait danañu waxtaan ak moom na mu tàmbalee ba fu mu toll tey ak la mooy jafe-jafe bu nekk ci li nga xam te ne mooy filière lait bi. ndax daanaka daal ba mu seet nañ ko ni ba mu ko tàmbalee boobu ba léegi gis nañu jox na ko valeur bi nga xam te ni ñëpp dañ cee sóobu di ko defee comme ni mu koy defee waaye tamit nee nañu bëri na ngelaju waaw parce que ay ngelaju la te won nañu ay ngelaju yi nga xam te ni wax dëgg yàlla gis nañu liggéey bi ni mu jaaree yoon lu ñu def mooy que daal di koy nuyu rek ci émission bi sëñ Fall ngi lay nuyu. waaw ñu fay la di seen kontaan loolu ci seen ñëw fii tey ci laiterie Le Fermier. alors tey bu ñu question bu ñu leen njëkk a laaj mooy que ni kañ nga tàmbali liggéey li nga xam te ne moom mooy filière lait en général. voilà man daanaka en 1997 précisément en juillet 97 laa commencé di fooyee tuuti ci meew wi parce que déjà en 97. fekk na ma nekk presque en chômage parce que boobu usine bi ma daan liggéey tëjoon na ma nekk di jéem a seet leneen lu may def ci biir leneen loolu ma doon def commerçant ci woon entrepreneuriat leneen maa doon xool daal ban opportunité laa mën a exploiter compte tenu potentiel yi ñu am ci région bi noonu ci laa gisee ne que meew bari na bon ba daanaka dañ ko doon tuur amul woon benn valeur boobu benn unité rek moo fi nekk ma commencé di ko jéem a valoriser parce que boobu déjà maa ngi abonné woon ak 3 litres yoo xam ne maa ko doon dundee pour sama kër bon ci 3 litres yooyu laa commencé di transformer meew bi di ko jaay nit ñi di ko gis di ko bëgg muy gën di yaatu ba projet yu commencé intéressé wu ci li may def beaucoup de projets d'appui ñëw jàppale ma Sodefitex moo ci jiitu ci ñi ma njëkk jàppale parce que ñoom ñoo njëkk a gëm li may def lan la. alors après yeneen projet yi ñëw AVSF USAID comme par exemple PCE Prolait Enda Énergie aussi bon parce que ñun après dañu yóbbu liggéey foo xam ne après réew mi yëpp dañ ko gëm ñu daal di gis ne que Kolda li mu am ci meew koom-koom la boo xam ne buñ ko liggéeyee mën na jël nit ñu bari. mën na développer dëkk bi bon autorités yi études yi ñu def yëpp pour seet ban yoon la ñuy jaar pour développer Kolda études yi ñu def yëpp gis nañ ne meew bi daal moo ci doon filière bi gën a am solo bi gën a mën a tirer développement dëkk bi donc noonu la yeneen projet yi itam gëm ko di ñëw ba tey lu ëpp 20 unités ñu ngi ci dëkk bi di liggéey ba même moom léegi macha allah yaakaar naa ñëpp a ngi koy gis ci dëkk bi moo mel ni mu war a mel. alors ñu gis ne li nga xam te ne moom mooy yeneen filières yi mooy beneen lait bi jën na à flot marché bi mais taxul nga changer stratégie de faire
alors lan moo nekk ci contenance lait local bi ngay jël di ci liggéey lan moo ci nekk lan mooy secret bu ci nekk ba nga xam te ne ba léegi yaa ngi ci nekk depuis 97 ba léegi yaa ngi nekk ci lait local bi. waaw d'abord dama opté pour participer au développement de la ville bi ma nekk fii laa nekk fii la sama teraanga sama lépp nekk donc lépp lu ma mën lépp lu ma xam lépp lu may def alors jëmale dëkk bi kanam daf may soxal te jëmale dëkk bi kanam mooy liggéey boo xam ne day am njëriñ ci lu yaatu. bon bu dee liggéey rek pour am xaalis lu ma doxalee sama mbir wala dara mën naa jënd lait en poudre rek ma woyal jaay comme ni yeneen soow bi ci dëkk bi bari na gis ngeen sachet yi ci dëkk bi ay industriel yoo xam ne meew pëndëx bi la ñuy liggéey mais ñun dañu bëggoon dem au-delà tànn lépp lu ñuy def ci lait en poudre ñun ñu def ko ci lait local bi parce que lait local bi moo doon loo xam ne xam nañu fu mu jóge xam nañ nuñ ko defee xam nañ lu mu doon te moo ëpp njëriñ ci réew mi donc ku bëgg liggéey développer sa dëkk da ngay compter d'abord ci say ressources yi nga moom nga valoriser ko moo gën ngay jéggaani parce que tey man ñaar dërëm bu ma génne ci sama poche dama koy séddoo ak yeneen sénégalais yeneen Koldoa yoo xam ne ñu ngi ci kaw gi. daanaka daal bëgg naa xam ci wàllu approvisionnement naka nga jéem a stabiliser marché boobu noonu parce que dana marché boobu te ni dañ daan diw seen bidon lee ba pare dem ci marché bi taxaw jaay fa alors nga dem ba mujj bi nga maîtriser benn chaîne d'approvisionnement alors comment ça se passe par rapport ak ñoom voilà bu njëkk meew ku ne xam na ne livre yi ñuy jàng tuuti xam nañ ne meew bu génnee ci nag bi rek 4 heures de temps après day commencer jël acidité ki dootul doon meew dëggantaan day commencer soppeeku moo taxoon meew bi amul woon valeur parce que bala moo jógee lu mot 20 kilomètres 30 kilomètres ñëw ba fii day soppeeku te bu soppeeku day forox bu foroxee dootul doon meew boo xam ne bu ko nit ñi naanee seen biir di métti ñun ñu organiser wu léegi ba nga xam ne meew bi même à 30 kilomètres d'ici dañ koy seddal bu génnee rek balaa mat 4 heures de temps yi mat dina dugg fi mu war a dugg d'abord ñi koy rat former nañ leen ñu di ko liggéey ci anam yu set nag yi ñu war a ratt yan lañu parce que nag bu feebar kenn du ko ratt. bu ñu war a ratt ñoom nu ñu war a mel. fi ñuy rattee nu mu war a mel. ndab yi ñu koy def nu mu war a mel. bu paree itam pour ñu indi ko naka lañ koy indee ndab yi koy def ki koy indi ak yëpp donc formé nañ leen ci benn paquet hygiène ñu di ko tuddee bonne pratique en hygiène nga xam ne meew mu sell la ñuy am meew moomu su ñëwee dugg ñun tam dañuy nekk ci ay conditions yu sell. parce que fi ñu koy liggéey ñun day sell ñun am nañ xam-xam bu sell dinañu xam nañ li ñu war yëpp ci sell ba mun a génne meew moo xam ne du am benn sikk ba nga xam ne meew moomu nit ñi daan naan muy forox tey dañ koy naan mu doon meew mu neex ñi desee xam sax dañu foog ne dañ koy jaawaleeg meew pëndax meew ndax lewetaayam te du moroomu pëndax meew du moroomam ci benn boor tubaab yi seen bopp ñoom li ñuy lekk pëndax meew bariwul xanaa seen liir yi waaw nga xam ne pour di nàmpal ak yooyu mais su dul loolu ñoom dañuy meew seen meewu local yooyu la ñuy jël di ko tàngal di ko naan mais ñun meew reconstitué la ñuy naan meewu pëndax boobu kenn mënul la dogu ci ne fii lañ ko defaree nii lañ ko defaree xam nañ ne rek xëy na du reyee xëy na mais nag li tax ñu naan meew parce que meew dañ ne lan mooy meew. meew mooy lu jóge ci nag buy nàmpal bu wér. boo xam ne feebarul dara jotu ko. ñu rattu ko ci anam yu sell fekk nag bi donc wér na mu ngi lekk bu baax alors ñu di ko toppatoo bu baax loolu mooy meew kooku su génnee meew mi dana sell mais meew moo xam ne kenn xamul nu ñu ko ratte kenn xamul nu ñu ko toppatoo est-ce que boole wuñ ko ak leneen wóorul parce que dañuy dem ba léegi saak boo gis dañuy bind lait végétal ana végétal ak meew kañ ci rab lañ ko xam bu ci gàncax duggee leneen ak leneen loolu jógewul ci rab. daanaka daal meew warul am meew végétal. déedéet meew warul doon végétal. déedéet meew kay animal la war a doon ci nag wala ci béy wala ci xar wala beneen rab boo xam ne meew ma dagan na pour ñu naan ko mais d'ailleurs boo nee lait rek sax lait de vache la ñuy wax beneen meew bu ci topp rek dañ naan lait de brebis wala lait de chèvre wala lait de ceci wala lait de cela. alors yéen daanaka ban genre lait ngeen di gën a liggéey maanaam ci nag la wala béy wala ban ngeen di gën a liggéey. ñun meew nag la ñuy gën a liggéey parce que moom la ñu am. fii ci seen coutume laa ko mën a waxee ci seen cosaan
du ñuy faral di rat béy ñoom meew nag la ñu barile moom la ñuy rat ñun meew nag la ñuy liggéey terewul nag am nañ xam-xamu liggéey meewu béy parce que meew béy aussi lu baax la mën na am na fromage bu baax buñ ci mën a def boo xam ne ñu bëri dañ ko bëgg mais nag fii du ñuy rat béy yi waaw même loolu bokk na ñun ci suñu mbébét ñu am ay béy yoo xam ne dañ leen di rat di defar beneen façon fromage boo xam ne fromage de chèvre lay doon. alors monsieur Fall da nga teel a comprendre il fallait nga dugg ci wàllu industrie lait maanaam industrialiser lait bi mais aussi labelliser li nga xam te ne mooy li ngay def moo jox tur fermier bi alors est-ce que da nga comprendre noonu il fallait nga yóbbu ko nga xam te ne mooy filière lait bi ci dimension boobu noonu pour que ni maanaam te ni structure yi wala bailleur de fonds yi comprendre ni que entreprendre bi nga yëkkati il fallait nga jox ko benn niveau bi nga xam te ni maanaam te ni mu gën a feeñ ci li nga xam te ne mooy liggéey bi. waaw xam nga nit ku nekk ak tempérament ku nekk ak li nga xam ak ni ngay doxee man dama doon nitu koo xam ne man gagneur laa. man bu may def dara j'ai horreur d'un échec. bu may def dara dama ko bëgg a def ba mu baax ba mu mel ni ba bala ma xalaat xaalis bi ma ciy am. dama ciy xalaat résultat bu baax bi ma ciy am. ba nga xam ne ku ko gis kontaan d'abord man sama bopp man mi ko liggéey ma kontaan ci d'abord keneen ko gis kontaan man noonu lay doxale même bi may football pour nga gagner ma problème la. parce que man lépp lu may def dama ko bëgg a def ci anam gu rafet anam gu sell anam goo xam ne ku ko gis naw ma kooku suma personnalité bu d'abord laay wane ci li may liggéey alors ma dox itam tuuti parce que bi ma demee ba France ba gis ne ñoom li ñuy def ñun war nañ ko mën dama jéem dégg nga alors ñu naan mën noo du mën a nekk yéen ni ngeen di seen meew yi ni ngeen koy rattee ni ngeen di doxalee pour nga def ci fromage dina jafe ma gëm ko rek xam ne ay nit a ko def te jàng na fi ñu jaar ba def ko ma jaar fa ba def tey ñoom seen bopp képp ko xam ne fromage ay professionnel dañ fiy ñëw bés buñ ko gisee ñoom ci seen bopp dañ may naw di ma encourager te loolu yokk na gën a tax nag ma gën a gëm li may def parce que dama ci ànd vraiment ak passion dama ko bëgg te résultat yi ma ci am mu di ma encourager parce que dara gënul neex nga dajeeg say nawle Sénégal yëpp daje lu toll ni président de la République ñëw xamuloo ko moom ñëw na rek pour di nemmeeku njabootam gi nga xam ne ñu ngi liggéey ci élevage muy xool li ñuy liggéey lan la moom ci boppam kenn xëccul loxoom kenn defu dara muy xool ba gis loo xam ne yéem na ko loo xam ne maa ko defar man keroog dolli na mu mbégte lool parce que bi mu ko gisee dafa ne waaw man lan laay gis ni fromage man ne ko monsieur le président lii de fromage la mu ne ma yow yaa ko def man ne ko man mii de maa ko def mu ne ma tudd ma félicitation daal di tourné ci ñi mu àndal ministre yi yeeg yooyu ne leen gis ngeen lii voilà le Sénégal émergent ci lii la lu mel nii lay def li ñu am ñu valoriser ko bëgg ko gis bëgg ko li vraiment maa ngi lay encouragé yow foo nekk ma ne ko la mu ne ma encore Kolda mu ne ma ça vraiment fekk déjà ministre bi moom xamoon na li fi ne ba mu naw ko lool moom itam ba nga ma di ko féliciter au passage di ko gërëm parce que moom itam bokk na ci ñi nga xam ne gëm nañ ma gëm loolu li may def parce que nawoon na lool li may def ba mu jaral ko muy dugg otoom ñëw fii Kolda jàpp ci filière bi di ñu dimbali ci côté bu nekk moom naw nañ ko lool moom bokk na ci ñi tax gën a gouvernement bi gën a gëm li ñuy liggéey lan la. alors monsieur Fall nga jënd li nga xam te ne mooy meew ci li nga xam te ne moom mooy say ñu lay ci fournisseurs yi. nga jël ko daal di defar li nga xam te ne mooy meew bi léegi-léeg nga soppi ko conserver lait bi maanaam te def ko meew mu tàng léegi-léeg nga soppi ko def ko sow alors tey ci wàllu redistribution yi nga xam te ne ci biir marché local bi. alors comment ça se passe naka la marché bi mel instant bii nii. waaw c'est que ñun suñu difficulté bi gën a mag nag aussi mooy que ñun ñi ñuy xeexal dañ ñoo ëpp doole muy les industriels transformateurs de meew yi nekk ci Sénégal alors ñu bokk ak ñoom liggéey bi ñoom meew pëndax bi la ñuy liggéey mais dañ ñoo ëpp doole parce que ñoom ay industriels lañ. te xam nga marché en dehors de la qualité présentation produit bi dafa am solo. trop am na ñoo xam ne moom présenté bu rafetee rek seetuñ la ci biir sax. te ñooñu dañu ëpp loolu gën ñu agressif ëpp ñu moyens de transport de conservation de présentation mais li ñu naan ñaaw ngeem rafet bëre. seen produit boobu man fu ma leen fekk. bu ñu dajee boo ñamee boobu produit ñoom su ak nu ma mënti présenter suma produit. boo ko ñamee di nga ne wax dëgg yàlla bi moom moo dàq. ba pare gën a sell nag. man surtout sell gi parce que maîtriser li ngay lekk lan la.
waaw un produit de chez nous xam nañ ne ci suñu nag yi la génne loolu wóor nañu peng beneen meew waxuma ne du meew naq waxuma du leneen de. mais kenn mënul toog fii di ko naan ne meew bi nii lañ ko liggéey wala nii lañ ko liggéey yaakaar rek nga ci am ñun nag dañu def dafa leer nañ bés bu ne ngeen gis bidon yi jóge ci àll bi di indi meew bi bés bu ne ngeen gis bidon yooyu naka la setee parce que jàngal nañ leen naka la ñu ngi romb ci mbedd mi di ñëw dégg nga ñëw ngeen ci place yi ñuy liggéeyee gis nañ ne ko aussi ñu ngi sàmmante bu baax ak cell gi meew soxla te suñ produit yi yóbbu nañ ko laboratoire ñu vérifier ko ak yëpp am nañu Fra am nañ lépp xool nañu ko gisuñ ci dara loo xam ne lu tax parce que man dama mos a toog fi benn bés rek service du commerce ñëw fii alors ne bon dafa ñëw pour xool comment on travaille ainsi de suite ñëw xool vérifier ak yëpp prélever ay échantillon yóbbu laboratoire ñu xool ko daal di ma delloo si waa résultat yi encouragement bu baax waaw donc loolu ñu ñuy bëreel pour revenir ci sa question ñi ñuy bëreel dañ ñu ëpp doole ba pare gën ñoo régulier parce que ñoom lait en poudre moom da ngay dem boo bëggee produire 1000 litres léegi nga produire 1000 litres. alors lan moo ci rôle état parce que dëgg-dëgg yéen da ngeen di entreprendre li nga xam te ne dafay suqal li nga xam te ne mooy la filière lait. kii par la filière lait gis ñu Kolda jot na abrité li nga xam te ne moom mooy journée de lait yu bare. ñëpp jàpp ci bëgg mu suqali lait ba tey mën a suqali comme ni ko waree alors lan mooy problème bi nga xam te ne moom mën a ci suuf boobu te ne mën ñu ko suqali ba léegi. waaw problème meew bi mooy régularité bi. parce que meew ci ñun fi ñu toll ci niveau bi ñu toll dañu nekk di jànkuwanteel ak saisonnalité meew bi. parce que meew bu nooree du bari. bu nawetee day tuuru. bon yenn yi nag pour nga egg ci il faut que nga ni man dama bëgg di produire par exemple 1000 litres par jour bés bu ne nga am 1000 litres mais ñun bu nooree vraiment dañu am difficulté lool pour am meew. parce que meew la chaîne de valeur bi. daf ci am maillon bu am importance maillon yëpp gaa ñoo yem importance mais su production amul. yeneen yëpp benn du dox. te producteurs yi ñu ngi góorgóorlu am na ci ñu commencé di fël alors di jéem a professionnaliser wu. ñoom bu ñu eggee ñoom ba professionnel. ba nga xam ne lu ñu bëgg ci meew rek ñoom dañ ko mën a produire alors dinañu gën a am doole. parce que nit ñi quand même bëgg nañu les local parce que du benn. nit ñi ils parviennent à faire la différence que meew local bi du benn ak yeneen meew yi mais duñ ko gis toujours bon ba pare coût de production bi dafa cher 1 litre de lait en poudre coûte de loin moins cher qu'un litre de lait local parce que le lait en poudre parce que yenn taxes yu bëri gouvernement bi daf ko teggi parce que autosuffisant guñ te pour dimbali population yi pour ñu mën di naan meew bu yomb yenn taxes yu bëri état bi du ko ci teg donc mënagul a protéger meew local bi ndax amaguñu une production suffisante mais il y a des politiques yu ñuy commencer mettre en kii ci kaw insémination artificielle bi ak amélioration génétique yu suñu race yi parce que suñu race yi quand même ay 1 litre et demi 2 litres dafa xaw a jafe mais techniciens yi ñu ngi ciy liggéey pour que suñu nag yi gën a performante ci mën a am meew bu doy loolu bu ñu ko amee bu boobaa ñun parce que léegi déjà te loolu aussi Kolda la juddoo ñu saluer ci aussi pionnier Kolda yi la filière lait mi ngi am actuellement interprofession niveau national boo xam ne FNDAPS moo financé kii bi depuis 5 ans ñu ngi ciy liggéey ba fi mu ne nii nekk na à terme bientôt ñu am interprofession lait filière lait loolu xëy na bu demee ba taxaw te loolu Kolda lañ ko commencé ñuy commencé di organiser wu nii ba léegi tey loolu am na taxaw na dinañu dem ci kanam tuuti am filière bu dëgër boo xam ne bu boobaa dinañu mën am plan d'action bu ñu mën a permettre alors ñu booster bu baax la production parce que déjà au nord commencé nañ yaa les ñu ngi tooñee les éleveurs de dimanche actuellement ñu ngi importer des animaux ak di def métissage ak yëpp di am des vaches laitières ñun fii ci insémination bi rek lañ tolloogum mais ñu ngi ciy góorgóorlu vraiment mi ngi ci suñu xel suñu problème la gëm nañ ne que du yàgg ñu mën di am meew en toute saison. tour bi ngay tuddee sa entreprise bi alors le concept est venu d'où ba nga teg li nga xam te ne moom mooy fermier on a dit que label bi. le fermier xam nga dafa englobé dafa war lu rafet xam nga buñ ne produit fermier rek nee nañu produit bu sell la parce que àndul ak dara chimie loo xam ne poison la lépp naturel la
man dama opté pour di liggéey et des produits naturels xam ne amul dara lu artificiel alors moo tax le fermier bi ma capté ko te taxaw ci nag waaw bu doon ut xaalis rek damay jëndi lait en poudre 250 ma am 1 litre. waaw. mais dama bëgg def des produits bio des produits fermiers n'est-ce pas mun a jaay bu baax. waaw falaa boo ñu taxaw monsieur Fall parce que gis naa que ni ci produit lait bi déjà dañoo changé fusil d'épaule parce que bu ñu xoolee ni que ni bu ñu jëlee pëndax mee bi woyal ko rek danañu gagner beaucoup d'argent alors yow ba tey yaa ngi nekk ci constance su des li nga xam te mooy sur la filière lait bi nga xam te moom mooy tàmm def la qualité li nga xam te mooy la am ci farine ci fi ne changé woo affaire alors loolu tax nga resté ci même camp bi. waaw loolu la encore suma caractère dama koy interpeller man bëgguma nax nit ñi. lait en poudre di ko jaay naan lait local la wala déedéet man dama gëm dama bëgg a dem ba doon kilifa gu mag ci lait local dégg nga alors lu ma am mu jóge ci lait local bi bon te loolu mooy jouer en même temps rôle locomotive parce que ñi ne sama ginnaaw dañu bari ñi jëngatu ci meewu local bi les 4 points cardinaux de Kolda dañ ciy am seen wërsëg tey bu ñu xëyee suba fu ne la meew di jógee les 4 points cardinaux de Kolda dajale meew bi muy ñëw ñeneen di ci liggéey donc man je n'ai pas le droit de topp problème xaalis rek bàyyi leen local bi tant que maa ngi mën a am leen local du ma xool leneen te fas yéene naa ci sonn bu baax nag. alors ñu jëm ci wàllu fromage. fromage dañ ko daan maanaam ñu doon importer ñun bokk. tubaab bi ñoo ko doon defar ñu indi ko fi nga xamante ne moom mooy suñu dëkk gars yi di ko jëfandikoo tey ñu gis que ni dafa disponible ci yow ci quantité bu suffisant laa mën a wax tey. alors tey naka nga mën a expliquer li nga xamante ne mooy la conception bi nga xamante ne da nga koo njëkk a def li nga xamante ne moom mooy fromage bi nga njëkk a defar ni bon loolu aussi c'était pour faire face à un problème qui était un surplus de lait pendant l'hivernage dama doon am ay partenaires producteurs yoo xam ne bu nooree dañuy sonn lu ñu la ñuy def génn seen xaalis jënd uti graine de coton indil ma meew bi bu ñu leen mënee fay même lu ko gën a cher duñu ko nangu dañ ma koy indil bon kooku may jox juróomi litre am boobu nga xam ne mënoon na ko jaay même plus cher te du sonn bu nawetee day am lu mot 20 30 40 litres moom rek du ko bu ñëwee bu fekkee mi ngi taw jaayi wuñu ma xaalis amul ci dëkk bi mais boobu léeg-léeg bu ma jëlee benn fan toog ñetti fan du ma jël meewam loolu métti ma trop dégg nga mu doon problème boo xam ne ñu ngi ko doon di ko jéem a seet nu ñuy def ba meew boobu vraiment ñu valoriser ko parce que manque à gagner la surtout ci producteur. bon ma xamoon naa ne que tubaab yi meew bi ñu mënul jaay ci meew ak yooyu dañ koy def fromage parce que fromage bi parce que boo gisee ñuy woyal meew façon yokk durée de vie wu meew soow bi meew bi la parce que meew bi bu 4 heures yi passé rek day bëgg a doon soow. waaw bu doonee soow mën na toog 2 3 4 jours du def dara xëy na day gën di forox bu fekkee denc bi kii woon bon alors pasteurisation aussi façon yokk durée de vie wu meew bi la loolu itam au lieu bu dina mën nañ ko yóbbu ba semaine mais mu doon toujours meew du def dara mais bu passé loolu dootul ko mën a denc te fromage bi mën na toog ñaari at ba ñett moom ni muy gën a yàggee rek day gën di neex maa ngi ko tuddee d'ailleurs géeju meew. ok moom day gën di yàgg muy gën di forox di gën di saf dégg nga tout en gardant propriété yi meew am yëpp calcium bi protéines yi vitamines yi lépp mi ngi ci biir fromage ba pare neex itam ci goût bon man ni donc comme solution la naa ko jéem su ma ko réussir dootuma rejeter meew ma jéem ci yàlla suturaal ma di jéem ba ay tubaab gis ko ma discuter ak ñoom ba ma am ci formation dem ci ba France dem naa à Besançon à l'école nationale d'industrie laitière dans le cadre d'un partenariat entre la région de Kolda et celle de Franche-Comté alors ñoom tam dëkku élevage la nuru nañ Kolda lu bari seen nag yi seen couleur yi nag yi dafa xaw a niroo couleur nagu Kolda yi alors ñu sopp Kolda bëgg jàppanteeg moom di jëflanteeg moom comme ñoom itam élevage seen domaine la ñi itam seen domaine la
alors ñu ne mën nañ cee jàpp bi ñëwee di xool man tey ba kuy xool koy jàppale ci meew bi di nga ma gis. parce que di nga gis li may def ma intéressé leen ñu boole ma ci moom sama beneen collègue ma di ko nuyu au passage muy Tida Mballo ah ñu bu ñu France ñu def formation transformation bi biñ ñëwee bon tooguñu ñuy jéem di forcer di jéem xam nga liggéey moom il faut ngay forcer bu doon ba ñu former dañ bàyyi rek kon du ñu egsi fii. waaw ak conditions yi même ñoom jaaxaloon na leen parce que conditions yi dafa jafe. waaw mais man bu ma demee ba gis ak yëpp conditions yi ma je def naa ko fii tey Kolda am naa chambre d'affinage ak yëpp am naa lépp loo xam ne ñoom li ñuy def fromage bu ma ko tegee fii bu ma ko yóbboon France kan du mun la ne lii Kolda lañ ko defaree waaw loolu dama ci jublu woon pour gën a encourager sama partenaires producteurs yi en diversifiant les produits laitiers parce que bu njëkk meew la ñu def mu jóge ñuy def soow mu jóge ñuy def yaourt léegi ñu ngi ci fromage bi aussi ak huile de beurre fi ne nii meew bi ma la woon nii. depuis nawet la woon. te temps yi itam ak virus bi nii. marché bi doxul nii rien. au lieu ma leen toog leen bu leen indeti meew bi dama koy indi lu ma mun a jaay ma jaay ko lu ma mënut a jaay ma def ko fromage moo tax ngeen gis fromage bu bees nii mais sinon heure bi daaw ma def fromage sax parce que du ma am meew bu doy heure bi. alors ñu wax li nga xamante ne moom mooy domaine agricole ku wax domaine agricole wax élevage wax la jëm ci wàllu composante li ngay liggéeyee alors est-ce que tey ñu ngi positionné ay élèves stagiaires nga xamante ne ñoo bëgg a yëngu ci wàllu filière lait bi ak naka la ñu mën a entraîner li nga xamante ne moom mooy ci wàllu njàng tamit parce que mais si li nga leen wax c'est très important effectivement man en dehors de ce que je fais effectivement xam nga lu baax rek ku ne daf koy bëgg après njëriñ li man léegi maa ngi ciy am njëriñ indépendamment de jaay meew soow fromage xam-xam bi ma am léegi dafay intéresser yeneen projets yi alors ñu di ma fay may dem di former ñeneen tey former naa fii ba Kédougou j'ai fait les 12 communes du département de Yoro Fula les 11 communes je dirais de Yoro Fula dégg nga former naa Bignona former naa Ziguinchor Vélingara laa jóge temps yële ak projet GIZ bi le projet tekki fii bi léegi man dama dépassé même cadre opérateur économique ni mais dama dem ba doon un formateur alors projet yi di ma solliciter pour di mën a démultiplier le savoir-faire bi ma am pour que ñeneen mën ci jëriñu waaw tey boo demee ñanaaw ñu tee nga fa ñoo xam ne maa leen formé dégg nga Vélingara temps yi laa fa jóge Ziguinchor Tambacounda Kédougou ah ci média laay wax li may wax ñu formé naa ñu bari dégg nga dem naa fi ba Matam ak Prodam pour xam-xam boobu ma joxe ko foofu dégg nga tey unité yu bari gars yi fii ñu ci bari jaar nañ fii aussi bon xam-xam bi moom vraiment maa ngi koy partagé wu di gën di solliciter aussi état bi ñu gën a développer li nga xam ne déjà mi ngi fi potentiel la muy xam-xam bu wóor boo xam ne tey war nañoo def ba ñu bari di ko jëriñoo ay école dañuy ñëw fii di ñëw ñu leen won lu fermier fi mu jóge fi mu jaar ba nga xam ne liggéey du doon avocat rek wala doon jàngalekat rek wala doon médecin rek mooy liggéey bëri na façon nga tedd doon yiw vraiment bokk ci développement dëkk bi parce que li ñuy def nii impact bi rëy na trop. alors monsieur Fall kii parle avancement liggéey bi dañuy wax li nga xam ne mooy contrainte de la filière lait bëri na ay contrainte alors suñu doon li mu tuuti si contrainte yi nga xam te ne moom mooy tere avancé li nga xam te ne moom mooy liggéeyu filière lait parce que gis nañu ko ni yaa ngi liggéey pour mu avancer te boo sañoon mu gën a avancer nii alors lan mooy contrainte yi. mooy saisonnalité meew bi. ok waaw noor bi alors pour ñu am ko day jafe coût de production yi pendant l'hivernage pendant la saison sèche dafa métti nit ñi dañu bëgg a liggéey ak yëpp mais da ngay am lu mat par exemple mën a stabiliser lu mat 10-15 nag doo amoo doole boobu da ngay obligé jël 3-4-5 nag rek ngay yeew pour stabiliser leen mais léegi culture fourragère bi bu ñu ko développé dëgg nit ñi dinañu gën a sawar gën a mën a produire meew pendant la saison sèche bu boobaa lait local bi coût prix bi dina gën a wàcc parce que boo gisee meew di bëri nawet lan la parce que nit nag yaa ngi am lu ñu lekk lu doy ñax mi bëri na ñu ngi naan lu doy wér nañu
meew bari noor bi aussi conditions yi bu ñu ko defee meew am nag baa ngi suur na mi ngi naan am na jàmm dana am meew donc pour maintenir production hivernage bi ba en toute l'année il faut ñu def bu baax état bi jàppale producteurs yi ñu mën a def bu baax culture fourragère parce que culture fourragère bi baax na mais dafa métti aussi parce que culture fourragère parce que foog nga di ko arroser pendant la saison sèche foog nga protéger ko donc clôturer ko tool lay doon ni ngay béyee dugub booy dundee noonu ngay béyalee nag yi ñax ba ñu lekk loolu mooy culture fourragère donc bu ci état bi jàppee dëgg def une politique volontariste utu ci dara dul na meew am rek quoi que ça coûte mën na meew am ba nit ñi soowu ci ba sori ci ñoom seen bopp dinañ dem ba am dooleewu mën a jël seen bopp en charge di toppatoo seen tool yi ñax comme en France mais fi mu ne nii vraiment un producteur dana jafe lool mu clôturer 2 hectares wala même 1 hectare pour nga clôturer ko ba nag mënu fa dugg nga di ko roose ci noor bi dafay jafe parce que il faudra impérativement nga am benn mini forage dégg nga ak peut-être lu koy arroser loolu loolu nag paysans yi amuñu doole borom éleveurs yi amuñu doole boobu état bi su bu woon dimbale bu baax nit ki ba léegi nga di ko may ñaar dërëm juróomi dërëm dimbale ko mu liggéey am dara pour mu liggéey nag éleveur bi pour mu liggéey mooy mu mun a toppatoo ay ndagam bu baax dundal leen bu baax pour dundal leen bi tey science bi egg na foo xam ne léegi da ngay béy ñax moo xam ne fii ba 15 ans mi ngi fi da ngay dagg rek moom nga gis nii man mii damay def expérience bi moo nekk nii saa yoo daggee day ñëwaat et pendant 15 ans doo changer da ngay dagg rek muy ñëwaat nga dundal sa nag bu nag bi lekkee ba suur rek donc bu ñu gagné la bataille de l'alimentation du bétail parce que sur le plan santé quand même état def na ci lu bari ñu ngi vacciner nag yi ñu ngi toppatoo mais sur le plan de l'alimentation il y a encore à faire et beaucoup à faire waaw parce que il faut que ñu encourager culture fourragère bi culture fourragère bi nag il faut que état bi def ci dooleem bu baax dimbale ñi nga xam ne taxaw nañ pour liggéey ñu mën a ñoom bu leen dimbalee ba ñu taxaw mais dañuy demal seen bopp te bu ñu demalee seen bopp am doole bu ñu amee doole wàcce état bi waaw te dañuy dimbalewaat état bi parce que dinañ yóbbaale ñeneen. waaw dina construire emploi yu bëri. voilà emploi non niche d'emploi la moom man tey bu ma amoon état bi bu d'accord ànd ak man rek. ne ma acca foo joxoon ñu dagg. dinañu def àll boo xam ne sama waay ñax am pagaille rab am pagaille ñi am meew di def embouche bovine di def toutes sortes de viande def autosuffisance en mouton xale yi dugg ci àll bi di am xaalis dëggantaan comme nañ ko de c'est parce que bu ñu liggéey dañ ci gisul buñ gisee njëriñ ana meew bi tey ñaata unité ñoo fi nekk. parce que le fermier émergé na. gis nañ le fermier bon il est là doon espèce notable même ci dëkk bi ah te lu muy liggéey buñ ko jeexee meew rek lay liggéey. donc mi ngi tedd mais xale yi teraanga lañ bëgg. voilà ñu dugg ci te ñaata unité ñoo fi ne wër rek dëkk bi nga xool ñaata Sénégal la wax sax ñaata unité ñoo fi nekk. te ak émergence sur le fermier lu ëpp 20 unités am na Sénégal yëpp nag te loolu ministre Yoro Dey bi muy inauguré le fermier nii la ko waxee. fekk ñu créé woon 8 unités yoo xam ne moom le fermier rek moo ci émergé mu ne alhamdulilah maintenant gëm naa ne je n'ai pas perdu mon argent effectivement wax na dëgg tey ñaata unité ñoo fi nekk ñuy tedd ñu ngi gis da nga gis xale yu bari ñoom Gouda Ba léegi fii di tedd ñoom Dita Ballo ñu ngi fii di tedd. ñoom la berger yàlla bopp ñu bari fi nekk di tedd ci meew bi. loolu nag mën na gën a yaatu. ni muy amee ay industrie yi danañ dem ba 65 milliards de lait en poudre la ñuy dugal bu ñu demee ba 65 milliards yooyu dugg ci jeunesse su Kolda dugg ci jeunesse su Sénégal dinañ dem feneen. dinañ dem feneen. projet yu bëri waa tekki fii ñoom xam nañ loolu ñu ngi ci joxoon nañ ma 50 jeunes yu ma formé à Vélingara Kolda fii formé nañ fi yeneen 50 effectivement donc njëriñ laa ngi fi mais foog ñu développé ko. te gëm ne ku yéegul du daanu. bon bu ñu daanoo it faxa su jóg taxawaat alors di dem di gëm ne danañ dem ala kulli yàlla moom ñu ngi dem bu ñu xeebul li ñu am. am nañu dara.
ayca mbokk yi mu ngi noonu li nga xam te moom mooy seen émission teew mi teew li nga bëggoon dañu bëgg mu teew rek wax ñu li muy liggéey li nga xam te mooy la filière lait alors mu nekk seen émission teew mi teew ñëw seet si monsieur Fall mi nga xamante ni moom mooy le PDG de li nga xam te moom mooy le fermier alors mu nekk marque bi mu ne dafa marqué génération bu bare sànq bi may def annonce bi ci buntu bi wax naa leen ko mu doon quartier bi nga xamante ne mooy quartier Ndiobène suuf mu nekk un quartier mythique bi nga xamante ni ñi seetaan certainement vidéo bi ñi nekk à l'étranger ñi nekk Sénégal ñu bëri dañu xam ne que vidéo bi kat c'est vrai que le quartier mythique de Ndiobène ba tey mi ngi fii alors mu wax li essentiel ci li nga xam te mooy ni muy liggéey filière lait bi waaye itam mu wax ñu li nga xam te ne moom mooy opportunité yi ci nekk ak nguur gi li mu ci war a taxawee yooyu yëpp moo jëm ci wàll li nga xam te ne mooy daal di nga ko yeggee yéen ñi seetaan vidéo bi alors ngeen jàpp tamit li nga xam te ne moom mooy fromage da ngeen nu mu ko waxee maanaam lépp luy ferñeente maanaam te lépp luy qualité ak lépp luy vitamine li jëm ci fromage am na fi kon nag na ngeen xuus gaaw di ngeen am li nga xam te ne mooy ci suuf écran bi lépp lu jëm ci wàllu annonce bi li nga xam te moom mooy adresse bi ak numéro téléphone bi tout leen di ngeen ko am dana leen permettre en tout cas fu waay mënti nekk ci monde bi mën nga commander sa fromage mën nga commander sa meew mën nga commander li nga xam te mooy en tout cas façon lait yu bëri am na fi comme ni ma ko waxee mën nga commander li nga xam te moom mooy les fermiers alors balaa ñu jeexal émission bi alors monsieur Fall ñu ngi ci cappaandaw émission bi alors tey naka ngay taggoo askan wi ak lan ngay dénk nguur gi ak ñi nga xam te ñooy sa partenaire ñi nga xam te ñu la fas yéene jàppale ci liggéey bu ngay def. waaw damay njëkkee d'abord ci consommateurs yi laa bëgg ñu xam ne képp ku jënd dara ci produit yi fermier di def wala unité locale yi li ñu def na xam ne mi ngi dimbalewul fermier population bu yaatu lay dimbale muy ay producteurs yoo xam ne ñu ngi à 30-40 kilomètres de Kolda. dégg nga saa yu ñu xëyee ñun meew mi ñuy jaay ñoom ci la ñuy tedd ñoom itam jënd produit yi le fermier mooy participer au développement de la région de Kolda. booy participer ci développement région Kolda mooy yaa ngi participer ci développement Sénégal yaa ngi participer ci le Sénégal émergent bi ñu taxawal loolu laa njëkk a wax consommateurs yi les yeux fermés nañu xam ne c'est des produits de qualité indemnes de pomme de comment dirais-je toute contamination un produit fait dans des conditions d'hygiène vraiment irréprochables ñu gëm loolu jënd ko jàpp ci filière bi mu mën a jëm kanam ci développement. li ci des mooy suñu autorités yi les politiques publiques les élus locaux ñu xam ne que ndimbal du lay jox nit mais ndimbal mooy appuyer une locomotive buy tirer ay nit ku ci ne di am. nga def loo xam ne alors ku ci jàpp rek saxaar la guy dem. ñii sànq la ñuy teg ñii ñu ngi ci wagon lii ñu ngi ci leneen. mais mbooloo mu bari ñooy dem ca màggal ga donc bu ñu appuyer sur l'existant développer ko ñoom ni ñu amee doole rek noonu la développement bi gën a demee donc man foofu lay interpeller autorités yi li nga commencé ko xam ne commencé bokkul ak jëli nit fële na kay def lii mais li nga xam ne commencé ne gis nañ bi concret la kenn du ko weddi man tey nee naa wan naa la fu ma nekk ak président de la République. exposé naa palais. te yóbbu ma fa dara lu produit Kolda. donc c'est du concret. photo à l'appui gis nga ko bon mais loolu mais lu ci des loolu développé ko boo ko développé yaa ngi yóbbaale ñu bari ñoo xam ne xamoo fu mu yem te day am yeneen effet yi mooy dañ naan wax mais kii mi ngi dem lii lay def mais pourquoi man lu tax du ma ko def. mu doon modèle donc moo tax de man may góorgóorlu lépp lu may def bu ma ko présenté wax dëgg yàlla di gërëm nag ñi may encouragé parce que ñi may encouragé mooy ñi nga xam ne ñu ngi jënd d'abord mes produits daan ma Fall lii de moom baax na lii de moom vraiment ñu ngi lay encouragé waaw côté boobu au moins amel naa ci ngërëm autorités yi nga xam ne jot nañoo nekk en contact avec le produit ba encouragé ma ak projet yi nga xam ne gis nañ li may def ba ñëw jàpp ci pour mu dem de sorte que métti wax dëgg yàlla métti na. waaw mais nag man du ma plaindre parce que dama gëm ne du yomb. waaw loolu moom je suis vacciné du ma mosu xalaat ne dina yomb. mais l'essentiel man rek mooy bu ma gëstoo rek mën a teg sama baaraam ci résultat. coono boo ma mënte am 10 coono. bu ma amee benn résultat boo xam ne maanaam coono bi kat jur na lii rek je suis satisfait. donc ma ci interpeller autorités yi ñu ñëw ci tool bi
yaatu na te soxla nañ dimbal bu baax. mbokk yi jërë ngeen jëf gis ngeen li mu leen indiloon ci waxtaan mi nga xamante ne moom mooy seen émission teew mi teew dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne moo bàyyeekoo ci monsieur Fall ci li nga xamante ne mooy liggéey bu mu daanaka moom la dëgmal ci filière lait bi fi mu jógee ak fu mu yegg si ak fan la ko bëgg a jëmee donc mu doon kontaan ci ñun mi ñëw fi teew parce que gis nañu liggéey bi donc li ñuy def mooy que def appel ci li nga xamante ne ñoom ñooy consommateurs yi comme ni ma ko waxee waaye itam di def appel ci li nga xam ne ñoom ñooy autorités yi tamit ñu jàpp ci liggéey bi kon ngeen gis ne que le fermier daanaka daal yéegal na niveau bi ba tax yeneen unité de production daal di juddu ndax liggéey bu jaar yoon moo tax mu am rakk su tekkee liggéey bi jaartoon yoon kon daanaka daal ngeen gis benn industrie bi ibbi booy tappal ci ay tànkam kon ñu koy jaajëfal lu bare di leen jox rendez-vous ci beneen émission bi nga xamante ne dafay waxtaanee li nga xamante ne moo jëm ci wàllu la promotion des valeurs ak des produits yi nga xamante ne ñoo bàyyeekoo Kolda kon nag jërë ngeen jëf.